أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وله العظيم الخبير بكجولتي assalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen nuyu fu ñu leen daan baaxoo di leen nuyoo di seen chaîne à la ligne télévision YouTube seen kaddu nga xam ne fa lañ leen di nuyoo ajjuma bu jot tey ñu leen di nuyu tey ajjuma ju jëkk di leen ci ziyaar tey ñaan yàlla sunu borom may ñu weer wi nga xam ne tëroona te nu dugg ko ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp luñ ci sàkku ci ngëneel te muy liñ ci am yaakaar yal na yàlla sunu borom defaral ñu ko di leen ci annoncé it ci seen émission xutba bis bi dinañ leen baaxeel ay waxtaan yoo xam ne tam di ay yóbbal yoo xam ne mooy yóbbalu koor yi nga xam ne moom lañ leen di waajal ci bis bu nekk ci weeru koor ñu indil leen ci jukkil leen ci ngëneelu bis boobee guddi googee nga xam muy naafile yi ñu ci war a def mu ay yóbbal yoo xam ne dinañ ko barkeelu ci bis bu jot yoo xam ne bokkul ak xutbatul jumaa bi ñuy def ci ajuma bu jot mu mel ni waxtaanu tey dañ koy tënkaat rek ci genre rétrospective maanaam vision générale rétrospective ci li nga xam ne jàll nañ ko daanaka weer a ngi ni nga xam ne situation wu l'islam ñu jéem a xool bilan pour ñu jàngat bi ñu tëjee jàkk yi ak léegi boobu ba léegi rafle bi nga xam ne ruu yi rafle nañ ko ci daje bi nga xam ne nu ngi ko doon daje di ko jaamu yàlla ci jumaa yi muy ci waxtu farata yi ak ci waxtu ajuma yi situation bi l'islam di dund nag mosu ko dund ñu ngi koy doogu dund ci jamono marasme général maanaam manque ci yëg jaamu yàlla moom la ñuy dund fii ñu toll nii ña daan am habitude tàmm di julli ci mbooloo yëg nañ tey ak manque bu rëy ci seen biir il nous manque beaucoup de choses cette énergie que nous sentions lorsque nous prions en masse cette énergie elle nous manque beaucoup jot na nag ñu xoolaat ci ay matuwaay borom xam-xam yi di waxtaan tey joxe ay méngale situation yu xewoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jamonoom ak léegi est-ce que situation yu ak situation bi ñuy dund benn la wuute na de ndax jamono yonent bi ñoom mos nañu tëj juma lu toll weer ñetti ajjuma wala ñeenti ajjuma yoo xam ne jaamuñu yàlla ci juma mosul am ndax jamono yonent bi wala jamono ginnaawam ci saabatul kiraam yi nga xam ne jot nañ fee jaar ndax gis nañu mos nañoo toog jamono joo xam ne tëj nañ lu ëpp ñaar wala weer ay jàkkate kenn demul fa julli fa mbooloo ndax mos naa am. C'est une question que nous posons à tous les oulémas ak borom xam-xam yi bu ko defee ñun nañu xoolaat pourtant partout dans le monde si vous regardez les images à travers les réseaux sociaux jullit yu bëri wut nañu solution pour mën di daje ci mbooloo di julli pourtant condition yu ñuy def di daje ci jàkke kii marché yi condition yu ñuy def di daje ci biir oto yi de transport yi nanu tëral condition yooyu ñu mën a taxawal julli ajuma yi mën a taxawal julli farata yi ginnaaw situation moo ñëw mais nañu adapté wu par rapport à la situation maladie bi mi ngi fi kenn weddiwu ko mais ni mu defee marasme nun tam aussi ruu yi noonu la ñuy yéege seen ñàkk
ñun dafa am lu nu bëgg ruu dafa am lu muy dundee yërmande yàlla bi ñuy bëgg di yëg te di ko yëg ci mbooloo aljamaatu rahma yërmande boobu moo ñu manqué booloo gi ñuy war di booloo di sukk di jéggalu sunu borom ndef maas ñun ñëpp ñu booloo di sukk di jéggalu yàlla maas boobu moo ñu manqué waaw julli wéet ci sa kër baax na lool waaye ngëneelu julli mbooloo danoo manqué kon jot na ñu jàngaat la situation de l'islam actuellement te borom xam-xam yi nañ ci waxtaan rikk waaye nañ ci waxtaan xoolante seen biir te jéem a gis autorité yi ñu xool naka lañ ñuy dimbalee ba jàkke yi nit ñu xool naka lañ koy def ba mu dundaat conditions yi bëri na kon nañu jàngat conditions yi je n'ai jamais cessé de le dire la prière en masse elle nous manque dafa am solo suñu diine loolu da ci am solo kon situation bi fu muy jëm li nga xam ne xamoo kañ lay arrêté kañ lay yem ndax nous allons fermer les mosquées pendant des mois ndax nous allons fermer les mosquées pendant des années qui sait ñaanuñu yàlla mu continuer yàlla na fi yem yàlla na arrêté ndax lu dul dara sax mar gi ñu mar di jaamu yàlla ci mbooloo lu dul dara sax mar gu ñuy mar di dem di julli ajjuma mar boobu rek war naa mën a tax ñu sakk suñu borom yàlla rikk waaye ngir yàlla dimbali nu baal ñu te nga jéggal ñu te nga di feebar bi bu ñu mën a delluwaat jaamu ji yàlla ci nun ko bëggee ñoo ngi jaamu yàlla waaye ci nun ko bëggee mënuñoo tabax des mosquées immenses nombreuses des minarets partout te nit ñi duñ fa daje dafa métti ruu yi mar nañu ce n'est pas le matériel qui nous fait vivre ce n'est pas le luxe qui nous fait vivre mais aussi on a un autre côté métaphysique par lequel nous devons vivre c'est-à-dire notre âme a besoin de vivre de nous soxla faire vivre notre âme et il n'y a que la prière la quintessence la proximité de Dieu qui peut nourrir nos âmes kon il est temps ñu dimbali ñu xool naka lañ koy jàngate su ko defee loolu day gën a feddilaat sunu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mahabbatu rasul yonent bi bu nu ko bëggee bëgg gi nu bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war a fàttaliku ci nan comment aimer le prophète et suñ ko bëggee naka la ñu war a jëfi suñu bëggeel ci prophète bi jëfe la bëgg c'est des actes ça passe par des actes la parole seulement am na acte verbus volant scriptum manent activité bi maanaam action bi dafay toog waaye wax bi dafay naaw c'est le proverbe latin qui l'a dit donc cherchons à agir et à démontrer notre amour envers le prophète Mohammed alayhi salatu salam et cet amour que nous avons que nous sentons cet amour que rien ne peut étancher cet amour que rien ne peut étancher amour boobu nga xam ne il a annihilé en nous toute autre forme d'amour amour boobu nan nu dimbali bu ñu mën di ko jëfe di wane suñu bëgg ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci sunna di ko wane ci farata yi loolu mooy suñu bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nu bëggee yonent bi lu yonent bi bëgg nañ ko bëgg lu yonent bi bañ nañ ko bañ mel ni Abu Bakrin Sadiq cofeel ga mu amoon ci yonent bi tax luñ ko mës a wax ci yonent bi bu dee Muhammad rek ñu ne waaw gëm naa ko xisa yi bëri nañu ba mu riñaanee ba ñëw Abu Bakrin fekkeewu ko ba mu ñëwee dañ ko ne dégg nga sa waa ji lu mu wax nee na riñaan na dem na ci kaw asamaan ñëw na wuy ji na boroomam ñëw na mu ne bu dee Muhammad moo ko wax dëgg la kooku wane na cofeelam sur la parole que lépp lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy lu baax rek Abubakar gëm na ko saaba yi noonu lañ sacrifié woon seen vie pour le prophète alayhi salatu salaam c'est une situation que nous vivons aussi prenons la place des saaba nanu dund li saaba yi doon dund nanu doon yi saaba sunu maam Serigne Touba daf ñu doon ne il faut prendre les saaba comme étant vos références dans la foi boo leen di war a gëm na ngeen jël saaba yi ñu doon seen référence ci gëm kon saaba yi ñooy sunu référence mais saaba yi dañu sacrifié woon leur vie pour le prophète alayhi salatu salaam kon nañ ci góorgóorlu su ko defee ñu wane sunu cofeel ba tax Serigne Touba mu ne zakal muniiru zakal bashiru lohul usiru bisa shanaay moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est lui la lumière qui éclaire tout xayral ibadi c'est lui moo gën ci lu yàlla suñu borom bind baabal xayaadi moom mooy leeru suñu biir kër yi lëndëm nanu kurus dëkkuwaay yi lëndëm nanu kurus tabax ay néeg tabaxal ko yàlla te néeg yooyu ñu leen rab tëj on sent
l'obscurité parce qu'on a envie de parler du prophète dañoo namm dégg xutba yi dañoo namm dégg wasifa yi di jolli dañoo namm dégg xasida yi loolu ñàkk dañ ko ruu yi dañ ko rafle fi mu toll nii xayral ibadi baabal ayaadi nuural bilaadi asnah rajaahi moom mooy sunu jàngoro yi ñu yor sax pour mu saafara ko ce corona là que nous vivons aujourd'hui pour ñu saafara ko il faut suñu cofel ci yonent alayhi salaatu salaam ñu mën de ñu fekk ko wane ko ba tax ñun duñu tiit lenn sifa suduri moom mooy c'est lui il est le médicament de nos cœurs quand nous sentons que nos cœurs sont malades c'est le prophète alayhi salaatu salaam qui soigne nos cœurs c'est lui qui soigne nos cœurs. En lui, nous retrouvons le plus grand, le plus fin de tous les médecins. Muhammadun Tabibin al-Hakimi. C'est le plus grand de tous les médecins. Moo gën a dëggu gën a mag ci médecins yi sunu maladies yi nga xam ne ce sont des maladies invisibles ces maladies là qu'on appelle la maladie de l'âme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moom mooy saafara sunuy ruux yi te dañ koo manqué dañ koo rafle kon mbokk jullit yi la situation est inédite jamais l'histoire de l'islam n'a connu un pareil marasme sur le plan de la foi métti na manque nag am na boo xoolee dëkk bi rek climat bi nu muy doxe rek nga xam ne y a beaucoup de choses qui nous manquent weeru koor baa ngi nii dugg na te nga xool ardeuru jaamu yàlla bi ci weeru koor ngëneel biñ ci daan am rahmatan minallah maghfiratun minallah itqu minan naar xéewal yu mag yooyu nga xam ne ci weeru koor lañ koy amee en dehors du mois de Ramadan amul fenn fu ñu ko mën a amee comment faire pour approcher cette miséricorde de Dieu cette grandeur. Médecins yaa ngi def seen kéemtalaay kattan au risque même de leur vie tout récemment 2 médecins sénégalais ont été infectés ak yeneen ak ñeneen combien de médecins sont morts à travers le monde partout combien de médecins risquent leur vie à travers le monde pourtant seen métier la ñuy risqué parce qu'ils ont juré c'est un sacerdoce pour ñoom. Et ce sacerdoce, ils sacrifieront leur vie pour satisfaire ce sacerdoce. Et pourquoi pas les adorateurs en Dieu? Nan ñu dimbali wutal ñu ay conditions. Les esprits sont là. Qu'on passe aux conditions naka la ñu war a mën a def. Pourquoi pas dans les lieux publics où les gens vont, il y a des machines qu'on a là-bas pour tester la température des gens xam ndax lam nit ñi am nañ ko machines yooyu. Pourquoi ne pas les divulguer dans les grandes mosquées nit ñi delluwaat jaamu yàlla. Damay suggérer, je ne dis pas que ce doit être, je ne fais que proposer des solutions ndax il faut proposer des solutions ndax loo xamul kañ lay dem da nga war a xool nag nga koy fagandikoo te prières yi lu am solo la ci feebar bi ñu nekk nii c'est extrêmement important les prières jouent un rôle très important la médecine c'est vrai elle est bonne mais les prières aussi ont leur rôle te prière bu gën a am doole bu gën a fort mooy lorsque les âmes sont unies lorsque nous formons une seule saf pour faire face et demander à Dieu de nous pardonner de nous excuser que yàlla suñu borom saafara feebar bi yàlla na yàlla suñu borom dégg suñuy tawat yàlla yàlla suñu borom dégg suñuy jooy ndax xam na ni moos meram xajul ci ñun bu dee danoo mere yàlla na ñu jéggal yàlla bu ñu mere comme li Sëriñ waxoon ci Matlabul Shifaa suñu biir xol yow rek yaa ci ne xuloobuhum laysa tamilu abadan ila shiwaaka min una ila ada lakinama talal susul jawaari sa mbugal xajul ci ñun yàlla kon yàlla rikk bu ñu mbugal sa mer xajut ci ñun yàlla kon yàlla rek bu ñu mere jéggal ñu ndax suñu biir xol yow rek yaa ci ne bëgguñu kenn ku dul yow fu nu àddina tënke na nga xam ne rek seytaan rek a ñu moom fu nu àddina tënke ba suñu xel jëmut ci yow bés bu nu jàqee rek yàlla jëm ci yow bés bu nu bégee ba fàtte la saa bu nu jàqee rek jëm ci yow yow rek la nu yaakaar amuñu fenn fu nu jëm nous n'avons d'autres échappatoires nous n'avons pas d'autres chemins nous n'avons pas d'autres directives que toi Allahu waliyul ladina amanu il y a que toi qui nous dirige c'est toi notre guide kon Dieu pardonne-nous ba sunu weeru koor bi ñu mën ko dund nan ko daan dundee dans l'engouement dans l'allégresse et la paix mbokk yi ci loolu daal lañ daan barkeelu tey ci ubbitel weeru koor bi di leen ñaanal kenn ku ci ne rek yàlla na yàlla suñu borom defal ñu ramadaanu jàmm yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm te lépp luñ ci jaamu yàlla suñu borom dencal ñu ko téen ñu ko aaral ñu ko ba seytaane bu mu ci am cër xëy na uridu ila al islam axtata'tu ma tawfiqu illa billah wa ilayhi al unibu wassalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu salaamun ala man istaba al huda jërë ngeen jëf